بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. مقيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dellu si nañu ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ci seen émission approche An-Nahj buñ leen amal talaata bu nekk ci waxtu wi indil leen daanaka suite ci seen tomb waxtaan bi ñu defoon semaine bële passé ci li ñuy wax la violence. xam ngeen ne waxtaan nañ fi ak ay borom xam-xam ku ci mel ne docteur Momar Kane, ku ci mel ne docteur Abdoulaye Lam ñëwoon nañu fii ñu waxtaan ci sujet bi, ku nekk sotti fi loo xam ne li ñëpp rafetlu woon nañu ko incha allah. waaye ginnaaw gi ñu bëri jokkoo ak ñun wax ñu ne sujet bi dafa nekk sujet bu am importance, sujet la boo xam ne bi tamit dafa nekk ci waxtoom, ndaxte gis nañu ne effectivement violence bi ci suñu penc yi, crime yi, xët-xët gi bëri na bëriwaay boo xam ne bi benn émission doyu ci. comme que nag émission bi ñoom ñoo ko tax a jóg, ñu waxoon ne kon nañu def lu mel ni lu ngeen di tudde suite ci loolu ñu waxtaane woon ci crime yi ak violence yi. ci noonu lañ leen fi indi leen ñaar ñoo xam ne ñu insha allahu taala am nañu ci ñoom njort bu rafet ne dinañ leen fi waxal loo xam ne lii bu dollikoo ci ña fi jóge lu ñu waxoon ñun ñëpp dinañ ci mën a jëriñoo. ki ci jiitu mooy ku féete ci sama ndeyjoor di sama xarit di docteur Djibi Diakhaté, sociologue. docteur Djibi Diakhaté boo ko waxee rek présenté na boppam, ndaxte fépp foo xam ne fii géewi xam-xam la ñu koy géewe fii ci bitim réew ak ci réew mi ak ci bitim réew mu aju ci loo xam ne ni day defal société bi ak penc mi, docteur Djibi Diakhaté di nga ko fa gis mu ñëw fa teew fa teewin woo xam ne bi teewin wu rafet lay doon, sotti fa xam-xam. looloo tax ñu woowal leen ko fii beneen yoon, ndaxte jiitu woon mu jaar fi ngir mu ñëw ci sujet bi ñuy waxtaan indi leen fi loo xam ne li ñun ñëpp dinañ ko mën a jëriñoo. docteur asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. oustaz maa ngi lay nuyu, maa ngi nuyu oustaz Diop tamit. di nuyu képp kuy liggéey fii ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan télévision bi. di rafetlu bu baax invitation bi. di kontaan lool tamit di bokk ci émission bu am solo bi nga xam ne moom ngay def fii ci télévision bi. jërëjëf jërëjëf. ki ci des nekk sama càmmoñ moom it di sama mag, sama magu daara laa koy wax donte nanguwu ko, al oustaz Chérif Diop. al oustaz Chérif Diop imam la, gëstukat la, bindkat la, jàngalekat la, ndaxte professeur la de français. en même temps am na émission bu am solo bu muy def RSI ci wàllu tubaab ak sax ci wàllu wolof. al oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di sant di jokk suñu cant ci li docteur wax, di leen sargal ci jataay bi, di ñaan yàlla barkeel jataay bi. amiin ya rabb. yàlla def lu ci taataan rek mu mën a soppeeku jëf. amiin. luñ ci jëf mu mën a nekk njariñ wuy jëmale askan wi kanam. di ndokkeel mbokk yi nekk fi yëpp ci wàllu technique bi, ñi yore kër gi di ko doxal. di ñaan yàlla barkeel kër gi. amiin amiin. yokk xéewalam. amiin. zahiran wa baatinan. amiin amiin. jërëjëf. docteur Djibi ci yow lay tàmbalee. yéen sociologue yi yéen ñu jàngal ci seeni téere loo xam ne li liir nañ ko ci fu bëri, rawatina ci muqaddima bu Ibnu Khaldun. ngeen ne société bu juddoo dafay mel ni nit, day nekk xale di raam di màgg dem ba dëgër nekk adulte ba mu yàgg mu commencé di màggat ba mu yàgg mu faatu ndax lépp ay jeex.
ngeen wax ñu ba tey yéen sociologue yi ci làmmiñu Ibnu Khaldun ne noonu muy progresser di am benn processus bu muy suivre moom société yi lii dal nit moo koy dal nit dafay feebar di ajowoo ñu koy faj buñ ko fajee mun naa wér waaye kenn du toog ne duñ ko faj société bi ñuy dund particulièrement ñun fii ñu dëkk muy Sénégal dañ fi nemmiku yoo xam ne yi vraiment boo koy seet di ko méngaleeg li jiitu ci li suñu bàyyi ak suñu maam yi doon dund waxuñu amu fi woon puisque dafa musa ànd ak jamono bi yàlla bindee suuf waaye bëriwaay bi mu bëri moo tax ñu war ko pencoo mooy mbirum xët-xët léegi nit mënatul régler dara ci dal ci xel ci waxtaan dafa mel nit ñi dañu àgg ci mer foo xam ne fii àgg na ci put ba koo ci laal rek mu explosé wu seen lépp docteur ñu ngi koy régler xeex xuloo jamante reyante xeex loolu phénomène boobu nga xamee ne dafa am récurrence naka ngeen nga koy jàngatale c'est-à-dire loo gis am na cause mais loolu docteur dañu bëgg naka en tant que sociologue naka nga ñu koy jàngalate ba mu leer ci suñu xel ñu mun a xam ne ndeke feebar bi kat nangam mooy sabab bi mu ko jur. jërëjëf Oustaz posé nga question bu am solo waaye posé nga question bu compliqué tamit. bu fekkee ne da nga jàngat yenn borom xam-xam yi. kii philosophe la bu tudd Platon. mi ngi dund ci 4 téeméeri at balaay yonent yàlla Isaa di gane si àdduna alayhi salaam. moom Platon boobu nee na. nit ki bu fekkoon mat na. kon du dund ci société. mu ne boo gisee société am. c'est parce que nit dafa matul. kon dafa mel ne bu ñuy dund ci société dañoo war a mottalante. ku ci ne am nga loo mën waaye am nga loo mënul tamit. bu ko defee li nga xam ni mën nga ko da nga koy def pour ñeneen ñi. li nga xam nag mënoo ko ñeneen ñi def ko pour yow. kon mu mel ni moom mu ni société mi ngi aaju ci jàppalante. bu ñu waxee loolu ni société mi am na koo xam ne moom Platon moom moo ko jàngal. ndongo daaraam la woon mu ngi tudd Aristote. Aristote moom nee na. yàlla rek moo aajowoo dund moom kese. enfin bu fekkee ni mën nañoo wax dund. waaw mu ne bu ñu naan kenn koo xam ni mën na nekk kenn moom yàlla rek la jig. waaw waaye nee na doomu aadama moom wéet mënu ko. absolument ndax soxla na moromam te moromam yi tamit soxla na ko. xam nga loolu bu ñu ko waxee noonu dafay mel ni kon. nit ki dafa am intérêt vivre en société. absolument nit dafa am intérêt sàmm société bi ba jàmm di fa am. ndax loolu ci la dundam aju bu melee neneen rek musiba dafay am. maanaam day nekk koo xam ne waxuma la sax du nekk ci jàmm. waaye da dul nekk nit sax faf. loolu tamit am na ay gëstukat yu ko ci def. kenn ku tudd Lucien Malson. dafa def gëstu ci ñaari gone yoo xam ne ay seex lañu ñu ngi leen doon tuddee Amala ak Kamala. ñoom ñaar dañoo juddu ci pénc moo xam ne. dañoo jàppoon ne ay seex lor la ñuy indi ci pénc mi. xam nga yenn saa pénc yi dañuy am ay gëm-gëm yu mel noonu. ay gëm-gëm waaw pénc moom dañoo gëmoon ne jigéen ju am ay seex rek. malheur la quoi waaw da ngay indi malheur da ngay indi lor daal ci biir pénc mi. Allah kii nag moom dafa jigéen la bi mu amee ay doom ñuy seex. néeguloon woon a rey. parce que li fa doon am comme aada foofu mooy boo amee seex da nga leen di rey. moom nag bi mu amee ay seex dafa leen a jël yóbbu leen ba ca àll ba fa mu sori ñu nekk liiru tooy xepp mu sànni leen foofu. léegi bi mu leen sànnee ay golo ñoom ñoo for xale yi nàmpal leen ñu dem ba màgg ci ñooña ci golo yi ba bis bi ñu amee ay at juróom-ñaari at juróom-ñetti at am ay rëbb yu dem ci àll bi gis xale yooyu ñuy daw di ànd ak golo yi di yéeg ci garab yi di lekk yi golo yi lekk di waxtaan ak golo yi lépp ñooñu fexe ba jàpp leen daal ni ñii daal du ñu ay golo ay nit lañu. bi ñu leen jàppee ñu indi leen bi ñu leen indee ci penc mi dénk leen ay borom xam-xam pour que ñu defaraat leen. ñu indiwaat leen ba ñuy doon nit waaye borom xam-xam yooyu dañoo dem ba mujj ni ñii mënatuñ ci ñoom dara dem nañ ci ba kenn ci ñoom ni. est-ce que gënul sax ñu delloo leen fa ñu newoon bàyyi leen foofu ñu gën a nekk ci jàmm. loolu li muy def naa ne li ñu ci mën a jàngat mooy doomu aadama bi société bi muy dund nii mooy def ci moom mu nekkum nit. naa ni Oustaz wala fi bu ñuy wax nit ay garabam loolu tamit mën nañ ko cee jàng fii ginnaaw jàmlante mooy dafa mel ne bu fekkee dundoog nit ñi yaa ngi dund ak ñeneen boo moytul ñeneen ngeen nekk donc société li ma lay wax nii yëpp
mooy importance su société njariñu société. waaw léegi ñu définir société. comme milieu bi nga xam ni ay nit ñoo ko seq ba pare di jëfalante. di jëflante ci seen biir. xam nga nit ñi mën nañoo nekk ba pare jëflante wuñu. bu boobaa du société. amul société. pour société am faw mu am ay jëflante. jëflante bi nag mën na am ay formes yu bëri. dañuy jënd jaayante dañuy wax dañuy sëy ci seen biir dañuy maanaam mu am ay jëflante. mais jëflante fu mu am dafa laaj ay charte yoo xam ni moom mooy organiser jëflante boobu maanaam bu may wax ak yow. am na nu may waxee ak yow. am na nu may waxee ak keneen bu may jaayanteeg nit lii am na lu muy jar lii la mooy njëgam bu ñuy sëy am na yoon yu ñu koy jaarale nii kii nga mën a takk mënoo takk kële nga mën a sëyal mënoo sëy ak kii yu demee noonu maanaam société boo gis am na ay charte yoo xam ni moom lay organiser jëflante yi am ci biir. waaw léegi nag nga laaj ma lan mooy cause fitna boobu di ñëw ci société bi. te boo xoolee société ni mu war a demee ak ni ma ko expliqué léegi dafa mel ni fitna waru fa am place. maanaam lu rafet rek moom moo fa war a am. parce que ku ci ne soxla nga sa morom. te jëflante boobu dafa am charte. alors kon li ngay njëkk a jàng foofu rek tout de suite mooy charte yooyu nga xam ni moom moo tee jëflante ci biir nit ñi. organiser ko dafay dem comme ni nga ko waxee léegi te Ibn Khaldun di ko wax. dafay dem ba charte yooyu taxawaay ba mu amoon. jëmm bañ ko jëmmaloon. cër bañ ko joxoon dafay dem ba cër boobu wàññeeku. loolu bu wàññeekoo. dina tax nit ñi. dootuñu respecter yenn charte yi ci seen jëflanteeg nit ki. loolu nag bu amee dafay indi fitna boo xam ni dadul yam ci jëf kese. ndax parce que dama ne la jëflante bi dafa bëri dafay nekk ci kàddu. moo tax muy am fitna ci kàddu. parce que kàddu dafa am charte yu ko organiser man du ma neex rek laa war a waxee. barab bu ne ak na ma fa war a waxee. dëgg la waaye lu wax yi di wuute yëpp am na respect boo xam ni waruma ko am na frontière boo xam ni waruma ko dépassé. waaw léegi bu demee ba nga xam ni charte yi nga xam ni ñoo ma tënk ci ni may waxee. bu demee ba charte yooyu nag léegi jëmm ba ñu amoon amatuñ ko. respect bañ ko respecté day indi ak fitna ci kàddu. moo tax fitna dafa nekkul rek ci ñi ngay gis ñuy waaw jëf. dafa nekk ci kàddu. violence verbale boo dee xool Sénégal loolu duñ ko wax yenn saay waaye defe naa ni kàddu gi bëri na fitna léegi. lool waaw yenn saay kàddu gi xaw a ñàkk kersa. lool kàddu gi xaw a ñàkk kersa. ba pare mu yegg foo xam ni dafay yaatu. yenn saay ngay gis sax kuy wax ci média ak wax ju xam ni. manqué na teggin tuuti. dëgg la waaw ñoo xam ni sax xëy na ñoom ñoo waroon a nekk ay royuwaay yenn saay ñu wax ji xaw a ñagas maanaam wax ji daal duñ ko wodd mu xaw a nekk lu xaw a ñàkk waaw duñ ko wodd ci mu yegg nag foo xam ni doy na waar lool. waaw léegi loolu bu baree bu demee ba bari fitna lay yëkkati. waaw wax joo xam ni ay tëkkoonte la. wax joo xam ni ay waxante lu ñaaw la léegi boo demee sax ci réseaux sociaux yi. mais oustaz lu ñaaw moom moo fa am. man bu ma demoon léegi ci benn réseau social rek ma bind ci oustaz Diop de ku baax la. man maa tooñ oustaz Diop. bu ma bindee loolu nga gis commentaire yi. man mi wax ni dafa baax man maa ko indil problème commentaire yi ca topp yëpp lu doy waar lañ koy jël di ko wax teg ko ci dem te xamuñu ko boo demee ci yeneen dëkk moo waxee Oustaz Diop ku baax la nit ñi dañuy indi xel ak xalaat. ku nekk wax ni baax boobu mooy lan ci fan nga ko teg. ndax day dimbale nit ñi ndax day dox diggante yi ndax ñu rafet ndax maanaam ci xam-xam lañ koy teg waaw fii moom boo yëkkatee rek moom ay saaga moom moo ciy topp kon mu nekk loo xam ni fitna la bu jóg mën na ñoo xool nag loolu lu ko indi maanaam fa mu soqee kook lu waral loolu xam naa ne oustaz moom ne waaw bi nga xam ni moom mooy topp mooy fitna bi nga xam ni ci jëf la ne waaw boobu nag moom tamit mi ngi xaw a jaaxal nit ñi mooy faat yi nga doon wax daan na am ci pénc yi waaye bu demee nag bay jéggi dayoo ba pare nag melokaan bu ñaaw faat moom déjà ñaaw na waaye boo faatee ba pare nag jël xol ba dindi wala nga faat ba pare xam nga façon yooyu dafa nekk yoo xam ni léegi mi ngi bari mën nañu xool tamit li nga xam ni moom moo waral lu mel noonu ci penc mi absolument bi nga xam ni tamit beneen forme fitna la boobu bu xaw a jafee làmb daj la parce que lu nit di dund la moom kese ci xolam mu doon lu metti lu muy dund koo xam ni dañ koo beddi teg ko nële muy dund fitna buñ ko teg koo xam ni dañ ko tuumaal am na ñoo xam ni dañ leen a tuumaal xam nga loolu la benn boroom xam-xam bu tudd Michel Foucault di wax ay prison ouverte mu ne am na ñoo xam ne dañ leen a tëj te yóbbuwuñu leen ci kaso allahu akbar waaw ñi ngi nekk ak ñun nii waaye dañ leen a tëj parce que xam nga bu ñu la tëjee mooy ñu sorile la ber la ba dootoo mën a dem la te dikkalante mais am na nu ñu lay tuumaalee suñu penc yooyu dafay am ay façon tuuma yoo xam ne dafay doy waar dañ koy teg nit sax ba mu topp njabootam dëgg la moom du yam bu doon yam day yam ca moom kese maanaam day topp njabootam te fu mu mënti daw tamit làqu
fitna boobu tuumal boobu fekk ko fa. alors yooyu ay forme violence la yoo xam ne. bu ci nekk rek dafa mel ni am na ci penc mi mais li nga xam ne daal moom moo ci gën a doy waar. mooy dafa mel ni dafay gën a bari. ci penc moo xam ni comme ni ma ko njëkkee waxee. dama amoon yaakaar ni. suñu jubluwaay ñun ñëpp moo nekkoon defar moo waroon nekk defar ko. ba ku ci ne li nga bëgg a dund nga dund ko. ci respecter charte yi. bu ko defee jàmm mën a am comme ñun kenn mënul dem bàyyi sa morom. damay wax sax ni yenn saa yi boo demee ci àll bi gis gendarme yi ak policiers yi di monter ci àll bi doo leen gis mukk ñu monter foo xam ne amul kër. ci àll bi dañuy dem dëkk boo xam ne dëkku kaw la ñu dem taxaw ca tali ba nekk foofu. ndax bu problème amee waa dëkk ba ñëw mën leen a jàppale. noonu la loolu mooy wane ni nit dafa soxla moroomu doomu aadama nature la ci moom. waaw léegi naka nga mën a soxlaa sa moroomu doomu aadama parce que moo tax ngay mucc naka nga ko mën a soxlaa ba pare di wax ci moom lu ñaaw. di jëf li moom li ñaaw. di ko tuumaal di ko beddi yu demee noonu daf lay wan ni kon dëgg-dëgg loolu problème la boo xam ne léegi nag mën nañu seet. dëgg comme ni ñu koy waxee xaw ma weñ gaa nga dëngee ca. mbañaxaan nga. waaw foofu nag fu mu doon def naa ne moom oustaz. non vraiment c'est vrai docteur li nga wax leer noonu nañ vraiment képp kuy seetaan bu la déggee xam na ne li nga wax moom c'est très cohérent te lu am solo te exemple yi nga joxe yu patent la yu nit mun a gis. rawatina exemple yi ma jox léegi ci wàllu ñaar ñooñu le nekkoon ci àll ba dund fa daf may fàttali xisatu Hayy ibn Yaqadaan. Hayy ibn Yaqadaan loolu lay illustré ñaar ñooñu nga xamoon dañu judd ci àll bi pour rek expliquer ne la société bi yenn saa yi mun na déterminer lu bëri ci doomu aadama bon waxuma lépp d'accord waxuma lépp comme ni ko Karl Marx waxee mais quand même mun na déterminer lu bëri ci dundu doomu aadama bi vraiment oustaz professeur li nga wax dëgg la du ma guddal oustaz professeur yooyu diine ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit ku dal la woon nit la woon koo xam ne kii musul violenté kenn yéen a ñu jàngal ba léegi ngeen ne même ñi ko doon servir ci këram ñi ko ñu mel ne Anas ibnu Malik moo nettali ne servir naa yonent bi plus de 10 ans musuma wax kàddu gu ñagas musuma def lu ñagas waxuñu dóor waxuñu ko mooy violence verbale bi professeur doon wax léegi musuma wax kàddu gu ñagas musuma wax sax defal nangam man maay xam li ma war a def rek ma def ko te yéen ñu jàng nga ne yonent bi moo wax ci xadis bu wér yàlla ku dal la bëgg na nit ku dal koo xam ne kii lu muy régler daf koy régler ci dal te yàlla dina joxe ci dal lu mu dul joxe ci violence inna allaha la yu'ti bi rifq ma la yu'ti ala al unf yàlla dina joxe ci dal lu mu dul joxe ci violence loolu ci cadre violence la mais cadre rey yi tamit mais ñun ay jurit lañu enfin ay gëm lañu mais jurit yi ñoo fi ëpp quand même mais am na ay way gëm ñoo xam ne ku ci nekk boo ko dàqee ci diine lay dellu te diine yëpp ñoo bañ faat nit ak violenté ko ngeen wax ñu l'islam moo ne te muy dëgg ku rey benn bakkan dafa mel ni rey nga toute l'humanité le contraire tamit mooy am foo ko dundalee c'est-à-dire boo defee en sorte que reyoo ko wala nga sauver ko mu ngi mel ni sauver nga toute l'humanité naka nga ñuy jàngatale en tant que koo xam ne ki gëstu na ci wàllu diine violence bi ñuy gis te dafa récurrent ak rey yi naka la ñu mën a méngale loolu ak dëkk boo xam ne bi dañuy wax ne ñi ci ëpp way gëm lañu. tabarakallah yaakaar naa fi professeur duggee lu am solo la ci absolument ci débat bi xeetu mawdu yi ndax xam nga bu ñu waxee toujours man danay gis ñu wax violence rek mais violence benn concept bu yaatu la boo xam nag dafa am ay pàcc comme ni mu ko waxee violence am na ci biir kër yi violence day am ci école bi violence day am ci dafa am violence sexuelle mu am violence morale comme métital bi mu wax mu am li ñu tudde tey extrémisme violent bi ñu bare di ko askanal ci diine bon toujours man dana may neex bu baax a baax bu ñuy wax violence surtout bu fekkee dañu bëgg waxtaan bi jur dara ñu ciblé benn violence su dul loolu
dañuy wax de façon globale générale bu ñu waxee de façon globale du ñàkk am ñu ci mën a jëlee lu ñuy jëriñoo waaye bu fekkoon ciblé na ñu ne tey violence conjugale bi nit ñi seet lan moo ko jur lan mooy saafara moo tax fii professeur Dougué lu am solo la li mu wax noonu ci ni mbooloo buy dund faw ñu tënku ci ay règles yegg na ci ba xam nga yonentu Yàlla sax mu ni ñetti nit sax bu ñuy voyager nañu wut kenn def ko mooy nan la ñu koy waxee guide amiru convoi bi caravane bii dem il faut ñu désigner ñu ni professeur yow kat fii ba ñuy dem ba ñuy dellu si lépp kàddu gi yàq yaay suñu kilifa ci yoon bi waaw lu ñu fiy def dañu koy diisoo parce que bu nit tënkuwul loolu mooy jur xeetu violence yi nga gis yëpp xam nga bi yàlla subhanahu wa taala waxee malaaka yi ni leen dama namm fekk pare na projet bi ba pare mais mu ngi informé parce que ñooñu ci la ñu bokk parce que ñooy liggéey ak ñun ci kaw suuf si mu ne leen suuf maa nga fay tegi koo xam ni moo ko war a doxal di fa def sama bëgg-bëgg ñoom lu ñu tontu immédiatement mooy atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima xoolal koo xam ne day yàq ñu wax ñoom violence extrême bi di tuur deret di rey bon crime yi day bare ci kaw suuf li muy junji mooy la leen yàlla won ci nit won leen wa nafsu ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha tëgg ka nag mu nekk benn réalité bu complexe pour mu leer loolu mooy lan yàlla mu ne maa ngi waat ci bakkan nañu ko bindee xamal ka baax waaye xamal ka mbon bakkan boobu nag ci pour mbir mi leer il faut nit bi xam nu ñu ràbbe bakkan ba tax bakkan faw dafay tënku ak même bu dee groupe bu kàccoor la sax day tënku ci benn chef wax mooy chef de bande bi bu tënkuwul àdduna tukki groupe ba du mën a rek yàlla tënk ka yonent yàlla Yuusufa mu ne wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa ammaaratun bisu bon am na ci biir bakkan loo xam ni moom mooy yëngu jëm ci mbonteef jëm ci violence boobu ñu wax waaye mu am ci biir bakkan li tubaab di tuddee conscience al nafs al lawaama wa nafs al lawaama nafs lawaama boobu mooy bi nga xam ni mooy conscience bi lay tere boo bëggee dem ci dara toujours nit ak ku mu mënti doon ñun ñi toog ak yéen ñi toog di ñu xool kenn ku nekk foo mën ci toll am na koy waxal ci sa biir absolument kooku ngay waxal ci sa biir mu naan la bul def nangam boo ko defee gàcce la boo ko defee lii dana ci jur kooku mooy nafs lawaama mooy bakkan bi nga xam ne moo lay yedd di la delloo si ci njubu yàlla gi loolu mooy tax bakkan yi di continuer mulhama mardiya ba ca fin ba waaye ñun liñ ci soxla fii mooy nafs lawaama ak nafs ammaara bi suu xam nga bon comme yàlla moom moo bind doomu aadama mooñ ci moom instinct yooyu xaraïs yooyu mu def ci moom benn bakkan benn force boo xam ne daf ko jëmale ci wàllu par exemple wàllu sëy mooñ ci moom benn kii boo xam ne da ko jëmale ci wàllu bëgg alal mooñ ci moom loo xam ne da ko jëmale ci wàllu lekk maanaam la mu wax rek di tëgg nañu ci moom xubbu shahawaat ñu mooñ ñu ci bëgg ay bànneex bon nag il faut mu am tënku moo tax yàlla mu ne imma yaatiyannakum minni hudan fa man tabia hudaya fala yadillu wala yashqa bon léegi noonu laa leen mooñee bon yéen mënu leen dem bu ma leen bàyyeeg seen bopp rek moom ngay gis ci suñu dëkk yi da ngay gis ki nga xam moom intérêt boppam rek moom la jiital tekk ci intérêt ñëpp dañu lay fal sax yow yaay kilifa gi nga wëlbatiku sa intérêt mooy doxal lépp lu ñu la dénk ci ndomb xoolatoo ci lan mooy li baax lan mooy li bon moo tax tënku boobu faw mu am ci doomu aadama ji doomu aadama rek bu fekkee tënkootul ci la ko yàlla wax parce que yàlla mooy docteur bi nga xam ni moom la docteur wax nga waxoon ka nga ni est-ce que laajul saafara mais kiy faj moom mooy ki mën a xam feebar bi kenn ku nekk ki bind comprimé bi moo xam comprimé bi naka lay faje bon yàlla mi bind doomu aadama moom moo war a wax ci lan lay tënku ak ci lan la dul tënku
lan lañu ko may pour àdduna jaar ci yoon ak lan la xam ne bu fekkee def na ci déviation rek àdduna bi yàqu comme ni ma la doon waxee docteur bi nga xam ne moo bind garab bi moom miy wax mode d'emploi bi mooy tax garab boobu mën a du soppali ku nekk posan mu mujj jur yiw ci doomu aadama ji nit itam jamono boo xamee ni bi tënkuwul ci li ko yàlla rëddal tënkuwul ci li nga xam ni mbooloo mi mépp mànkoo nañu ci lii la ñuy dox bu boobaa àdduna boobu day nekk àdduna bu yàqu dara dootu fa dox lu tax ma wax la tënku ci li yàlla wax wala mu tënku ci li nit ñi wax ndax xam ne ñi nga xam ne gëmuñu yàlla waaye boo xoolee tey jii lenn ci ñiy dund ci àdduna nga xam dañu sax weddi yàlla nanguwuñu sax yàlla dugg ci seen forme doxalinu àdduna boo xoolee principe yi ñuy jéem a tënk te ku ko jàdd ñu dóor ci sa loxo principe yooyu bu ci ñëpp tënkoo neewuñu violence du am waaye lu bare danañu ko mën a moytu ci société boobu bon faw nit il faut mu delluwaat ci li professeur wax ni man ci sama bopp dama am intérêt ci dund ci ak ñeneen ñi du ñeneen ñi ñoo am intérêt dund ci man de mais man dama soxla ñeneen ñi su fekkee dama soxla ñeneen ñi nag nan laa war a defee ba maslaha bi am ba sunu dund mën a tege ci yoon mais bu dul loolu rek da ngay gis forme yi ñuy gis yëpp ci forme jàdd yoon ak forme métital di feeñ ci société yooyu bon loolu laa yaakaar ni su fekkoon delluwaat nañ ci ñun comme ni nga waxee en tant que ñoo xam ni ñëpp gëm nañu yàlla te bu ñu gëmee yàlla rek yàlla benn message lay wax du wax ñaari wax benn wax bi mooy dox leen ci njëkk dox leen ci lépp luy jur jàmm yaddu ila daari salaam bu leen dox ci luy jur ay bu leen dox ci luy jaxase diggante yi bu boobaa bu fekkoon ñun ñëpp nangu nañu tënku ci loolu suñu dund lu bare day woyof mais li fekk tënkuwuñu ci dara moom la yonentu sam waxoon rek bukki yi ñoom kéwal gu fedd géeyu la ñuy fàdd waaw mais li fekk yaa ngi ci mbooloo mi am nga benn forme protection am nga benn forme garantie boo xam ni moo lay aar ci lenn lu bare c'est important Oustaz Bachir Chérif li nga wax su ma ko méngaleeg li docteur wax professeur Djibi kon problème mu ñàkk tënku ci règle la ñàkk tënku ci dara la doomu aadama mënul dund rek comme ni nga ko waxee comme benn jur boo xam ne bi dafa genn troupeau bi di dem di def lu ko neex di ruur fu ko neex c'est-à-dire il faut qu'il y ait des règles yoo xam ne yi mooy wax nit ki fi ngay jaar mais règles yooyu dama jàpp ne tamit moom it doyul comme ni ngeen ko waxee c'est-à-dire règles yi ñu ngi fi mën nañ fi nekk mais est-ce que nit ki yar nañ ko pour moom it mu mun a respecter règles yooyu parce que bi ngay wax léegi sama exemple sama xel ci benn exemple la dem benn exemple yéen ñëpp dem ngeen tukki ngeen boo demee France par exemple boo taxawee ci benn arrêt bus par exemple PC wala bus xoolal nit ñi ni ku ñëw da ngay laajte kan moo fi mujj nga taxaw ci ginnaaw kooku bus bi bu taxawee bu ñuy dugg par benn dañuy dugg ndànk dagg seen ticket toog ndànk c'est-à-dire discipline bi nekk foofu affaire man bi ma fa nemee ko métro yi car yi fépp da nga xam ne non règle yi rek taxuñu mais dañ leen yar encore ci ñu tënku ci règle yi te loolu tamit dafa am lu mu laaj professeur problème éducation parce que li ngeen fi wax yëpp règle yi moom ñu ngi fi mais éducation c'est-à-dire yar bu dee diine la diine baa ngi fi depuis suñu temps maam yi ba léegi diine ngi fi bu dee ay règles yoo xam ne droit monde nit ñi ñoo ko def règles yaa ngi fi mais léegi est-ce que amuñu problème mu yar nit ñi ba ñu mun a respecter règles yooyu moo xam règles yi nit ñi tër la wala règles yi yàlla tër la nga xam ne lépp day dellu ci éducation mooy yar est-ce que foofu amul faay boo xam ne bi moom moo jur li yëpp. waaw loolu aussi question bu am importance ginnaaw bi ñu waxee sens bi mu waxee ñu tënku ci ay charte tënku ci ay règles léegi règles yooyu mooy yan ak règles yooyu naka la ñuy def ba nit ki def ko ci boppam ba nga xam ni règles yooyu nit ki bu koy respecté du diw moo naan ko defal lii moom ci boppam moo naan lii defu na dinaa ko def lii defuwul du ma ko def parce que mooñaale nañ ko ak règles yooyu bindkat bi ñuy wax Camara Laye xam ngeen ko dafa bind benn téere bu tudd l'enfant noir
mu ni bi may nekk gune sama wéjur bu góor ak bu jigéen dañ ma doon tere yenn waxtu yi may nekk ci biti nee na rawatina waxtu añ ak waxtu reer nee na dañ ko doon tiital sax ni ko waxtu yooyu boo nekkee ci biti jinne dina la sant nee na bi ma demee ba nekk mag ci laa xam ni ndeke ne lu tax ñu ma doon tere ma doon nekk waxtu yooyu ci biti ndax nee na añ baag reer ba dafa am lu ñu daan def ci man nee na li ñu doon njëkk a def mooy bu ñu taajee ndab li sama ndey ak sama baay li ñuy njëkk a lijjanti mooy no may toogee nee na toog bu jub toog bu yiw toog bu sell laay toog ci ndab la nee na ginnaaw ba ma toogee toog boobu ba pare ñu ne ma nag ndab li na nga ko jàpp ak sa loxo càmm ndab li warul yëngatu man ci sama commentaire ma ni ndab li dafa mel ni mooy société bi moom mooy société bi léegi société boobu ku ci ne war nga koo téye ak sa loxo ba société bi du yëngatu waaw léegi nag loolu ñu ngi koy waajal ndaw ba da ngaa war a téye ndab bi ak sa loxo càmmoñ ginnaaw bi nga ko téye sa loxo càmmoñ nag sa loxo ndeyjoor rek ngay lekke te sa loxo ndeyjoor boobu sa kanam rek lañ la may nga yam ci doo ko passé doo passé sa kanam yow bi nga xam ne yow yaay gune sa kanam waroo ko passé damaa animé conférence université de Dakar ci thème lu tax dawalkatu Sénégal ñun léegi dootuñu respecté code de la route ma ni lekkatuñ ci ndab waaw kooku ñu yar ni ko sa kanam rek ngay lekk bu màggee lu muy def ci kanamam dafa yem alors ndawal nga ci diggu ndab la mag ñi ñoom ñoo am droit laal ko waaw mu mel ni kon ñoom ñooy dirigeant yi waaye ginnaaw bu ñu leen joxee droit ni yéen a koy laal ñoom am nañu mat bu toll ni gone gu nekk ci ndab li dinañu dagg tegal la ci sa kanam wallaahi waaw mu mel ni kon tamit dirigeant li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy li nekk ci diggu ndab la boo dañuy jël ku ne loolu la nga yel lool ñu tegal la sa kanam ñu ni ko ñam bi bu ko tuur naa ñi nga xam ne yar nañ leen ci loolu xam nañ ni moom ab ñam moom boo ko tuuree waaw boobu moom di nga am problème bu rëy mu ni ndeke kon man yàlla baaxee na ma jot ci ñam li am na ki nga xam ne amu ci kon nag ñam li war naa koo wormaal waaw waroo lekk di wax waroo di lekk di xool keneen ku nekk ci ndab la sax ndax indi kersa ci moom ba na mu waroon a lekkee du ko lekke mu ni ndeke bi ma fa jógee dafa mel ni dañ maa jàngal ni may war a dundeek nit ñi société bi yëpp lépp dafa ànd ak yërmande ci bool boobu rek waaw ci bool boobu mu ni dañ maa waajal ca bool boobu mu ni bu ma jógee ci yar googu maanaam sama ndey ak sama baay ñoom dañoo taxawoon ca loola bu ñu demee ba ngoon jot nag ba ñu reer ba pare mu ni ci sama maam nag ci lay jëlee moom maam ji ci lay jël mu ni maam day mel ne ci li nga xam ni ndey ak baay ñoom yar nañ ko ci journée bi yëpp moom bu ñu yegsee ci moom mu synthétiser daal di tënk daal di def lépp waaw nee na lépp bi foofa lañu daan nekk di kaf di ree mais ndeke ne kaf ak ree boobu mu ñuy wax bukki di ñuy wax lëg di ñuy wax yu mel noonu jàngale waaw ndeke ne am na am njàngale li ñu suñu ndey ak baay doon tere ñun foofu la ñuy comprendre ni loolu lu tax la ñuy joxe solos lii tax ñu tere ñu lii wala ñu digal ñu lii maam da ko daan génne ci lépp waaye du ci yam da daan cax tamit pour gën a ubbi seen xel waaw mun comme mu mel ni mu ni moom yar googu bi mu fa jógee dafa taaru waaw loolu nag bu ñuy wax taar fii waxuñu taaru biti taaru biir moo tax ñuy wax moom mooy loolu ñuy def ci nit ki waajal ko ba nga xam ni yenn yi du ko ruus da koy jomb wolof day def différence entre ruus ak jomb du benn ki nga xam ni dafa ruus ñi ngi koy xool ki nga xam ni dafa jomb mooy xool boppam waaw léegi xool sa bopp boobu mooy li oustaz doon wax léegi mooy li ne ci yow di la jombloo lenn li nga xam ni même boo wéetee yaa ngi xool sa bopp waaw yow yaay tënk sa bopp ni waajal nañ ma yar nañ ma ba nga xam ni lenn li mënuma ko def waaye dañ daawul yam foofu ginnaaw bu ñu paree ci loolu da doon am ay royuwaay loolu ñu lay jàngal lépp nag boo génnee ci pénc bi da ngay gis ñoo xam ni dañ naan la dëgg nag lii ñu la jàngal nii mooy jëfin bi foofu la ñu xaw a am problème maanaam mën nga waajal sa doom ci biir kër gi waaye bu paree royuwaay ya muy gis dafay xaw a wuuteeg li nga xam ne moom nga ko jàngal man dafa am ay xale yu ndaw yu ma mës a invité benn xale bu am fukki at ak ñaar mu ni ma professeur dafa am lu ma la bëggoon laaj ma ne ko loolu lu mu doon mu ni ma suñu maître day ay la yoon daf ñuy wax ni dee leen wax dëgg bu leen laal alal jàmbur dee leen def lu jub dee leen am yërmande nee na daal loolu la ñuy jàngal mu ni waa maître bi mu ni waaye damay laaj ndax moom naxuñu xale bu ndaw ma ni ko waaw lu tax nga ni da lay nax mu ni déet damaa gis ni lim ñuy jàngal ñiy def safaan bi ñoo tekki xam nga loolu xaw na doy waar xale bu ndaw buy def alors loolu moom mooy kon dafa mel ni ñu leen waajalee ak
li nga xam ni mooy royuwaay modèle yi ñu leen di wan dafay xaw a soreewu loolu dafa nekk benn bi ci des moom mooy wax nga léegi exemple lu France waaw xam nga gaynde bu dee toppandoo gaynde nekkatul gaynde golo la golo moom mooy toppandoo waaw dama la bëgg a wax ne la ñun dañoo am suñu aada ak suñu cosaan ak suñuy gëm-gëm bu ñu bëggee toppandoo keneen ki ca na muy defee ñun bu boobaa dinañu weddi suñu bopp te kee la mu nekk duñ ko nekk waaw moom moo tax Joseph Kizerbo di wax ni fanaan ci basangu jàmbur fanaan ci suuf la waaw fanaan ci basangu jàmbur jàppal ni ci suuf nga fanaan parce que jamono ju ne mën na jël basang yóbbu ko te nag mu fekk ne yow am nga basang bu rafet boo xam ni ràbb nañ ko ba pare teg fi nga daal di koy wàcc daal di man basangu jàmbur laay dem di yóotu ji bu ko defee boo moytuwul li Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram di wax ni loolu moom mooy dëgg-dëgg tumranke waaw nee na tumranke mooy bi nga demee ba xeeb sa bopp kon dafa mel ni ñun waajal nañ ñu am na ay mag yu baax yoo xam ni waaj nañu am nañu gëm-gëm am nañu ay aada yu rafet am nañu cosaan yu rafet ci suñu boo delloo ci taarix lépp nag nekkul lu rafet ci suñu aada ak suñu cosaan waaye am na ci yu baax yoo xam ni diine dàq ko alors naka la ñu mën a def ba tënku suñu bopp yar suñuy ndaw ci loola mais yar bi rek doyul bu ñu paree ci yar bi ñun nag modèle bi ñu leen di wan moom may ngóog li nga xam ni moom lañ leen yare waaye nag bu fekkee ne gone gi da nga koo yor ba pare te bés bu ne li nga koy wan te ci biir kër gi sax lay tàmbale nekk ci yenn saa yi ci li muy seetaan ci yoo xam ne dañ koo jëggaani di ko indi yenn saa yi muy dégg ñu koy wax nañu sànq wax joo xam ne day yëkkati fitna alors nga jàngal ko leen ni ko xale day yiw day wax ju rafet am na wax joo xam ne kenn du ko wax bu seetaanee télé bi gis ay mag yoo xam ne maanaam la ñuy wax lu xaw a doy waar la te ñu jàppee leen ay kilifa kon xale bi danaan xëy na mooy comme li ma xale bi wax rek ndax kii naxuma waaw donc loolu dafa nekk loo xam ni war nañ cee liggéey dafa am solo éducation moom mooy fondement société waaw mooy loo xam ni bu fekkee ne mooy yar bu fekkee ne jagadina rek dara dootul mën a jàkk éducation waaw éducation bu jagadee dara du jàkk bu jagee nag lépp jàkk donc dafa nekk loo xam ni kenn waru ko caaxaane muy tàmbale encore une fois ci kër gi tàmbali ci kër gi nag law daal di dem ca daara ja dem ca mbedd ma dem ca atelier ba dem ca pénc ma dem ca barabu liggéeyukaay ba waaye ci kër gi lay tàmbale sëñ Moussa Ka nee na ci xarnu bi ni kër yi léegi dañoo wéet maanaam wéetaayu kër gi mooy ña fa waroon a des di gunge gone yi léegi jotu gone yi amatuñ ko waaw loolu tamit problème la yenn saa yi ci yenn kër yi am na ci waajur yoo xam ne bu ñu xëyee suba dem liggéey dem soxna si xëy tamit liggéey dem gone gi ñu wàcc koo kan moo koy yar ci yan condition lañ koy yare ndax toppatoo et cetera mës naa wax benn ministre ne ko war nañoo xayma journée continue mu ne ma xayma nañ ko gis nañu ci mbirum koom nit ñi li mu doon waroon a jël oto di wàcc midi di dem di wàññeekuwaat 15 heures xayma nañ ko daal gis nañ ni daal ci koom baax na ma ne ko nag booy xayma doo xool koom bi rek kese waaw bu fekkee ne koom bi am na solo ndax amul leneen lu mu yàq parce que gis nga bi ma lay wax xale bi heure añ da daan toog ñu teg ndab li yan kër léegi ñooy toog ndab ñëpp ñëw toog tiim ndab li ñu yar ñu kii demee noonu yu mel noonu ndax loolu yàq ko mën nañ koo def waaye ndax am na condition d'accompagnement yi nga xam ni la mu jëlee fële moom lay continuer wut pexe bu mu ko gaarale ba nga xam ni yàqu-yàqu yi du ci mën a am yooyu daal mooy loo xam ni man yaakaar naa ne war nañ koo làmb muy delluwaat ci yar parce que yar moom bu yàqoo nit ki mooy bàyyi nañ ko sagom yar li muy def moom mooy xeex ak partie mala bi nekk ci ñun parce que ñun ku ci ne am na lu ñu la mooñaalee lu lay xaw a nuróoloog mala waaw léegi loolu dañoo war a xeex ak moom dañoo war a xeex ak moom ba jamono ju ne nag parce que jamono ju ne mi ngi bëgg a ñëw ci kàddu ci jëfin ci waxin ci taxawaay mala boobu dafay bëgg a feeñ mais buñ la mooñaalul ci yar loo xam ne mooy noot mala boobu ci yow boo moytuwul di nga def comme jëfinu mala yi alors loo kon yar dafa nekk loo xam ne am na solo dama yaakaar ni suñu pénc mi taxawaay ba nga xam ne waroon doon nañ ko taxawee démb ci yar am na loo xam ne wàññeeku bu baax a baax a baax jërëjëf professeur exemple yi nga joxe amaat na solo lool c'est-à-dire yar moom mënul ñàkk waaw yar moom mënul ñàkk xam nga xadis bu siiw boobu ñuy wax ne yonent bee ko wax te du xadis te wérul mais maanaa bi wér na addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ñu ne yonent bi mooy wax naan yàlla yar na ma te rafetal na sama yar mais maanaa bi wér na yonent bi alayhi salaatu wasalaam effectivement yàlla moo ko préparé def ci moom jikko yu rafet yooyu pour ñun ñu mun koo roy moo tax ñëpp mun a nekk ak moom yàlla di ko tagg ci alquran ci jikko
di ko wax ne boo melul woon ni nga mel nii mais nit ñi duñ la wër boo ñagasoon duñ la wër boo nekkoon ku violent duñ la wër boo nekkoon ku nerveux duñ la wër dañu pay dem bàyyi la fi kon xadis boobu même bu wérul maanaa bi am na solo xoolal exemple bi mu la jox ci boolu Camara Laye boobu Camara Laye ci occasion bi ma lay wax ne man gis naa ko sama bët nuyu naa ko waxtaan ak moom parce que sama xaritu sëriñ la woon nekkoon na fi bi mu ndeysaan tawatee jógee Guinée da doon ñëw di seet sama sëriñ Cheikh Ba Jara ñi may seetaan xam nañ ko nit mag mu yaru woon la Camara Laye mag mu yaru woon la ku daloon la exemple boobu mu lay wax ci bool boobu noonu loolu moom noonu la meloon Camara Laye noonu la meloon oustaz li professeur wax lu leer la yar lu am solo la te pourtant ñun dañuy wax ay nitu diine lañu te diine amul dara lu ko jiitu ci yar ndax d'ailleurs loolu mooy mission tous les prophètes yàlla dañu ñëw pour yar nit ñi wan leen li yàlla bëgg ñu jaar ci yàlla bëggul ñu moytu ko mais fan la faille bi nekk quel est notre problème face à l'éducation. problème bi boo ko xoolee problème mu démarche la. ak ñàkk dégg suñu diine. bon ñu baal ma. sans prétention. mais yaakaar naa ne lu bari des na. fii professeur commencé xam nga diine bi dafa commencé iqra. pour poser principe bu jàng. de façon absolue. nit bi il faut mu xam. ba mu jógee foofu si bu am royukaay li ngay jàng da nga koy gis ci li la wër laqad kaana lakum fi rasulillah uswa hasana yonent bi incarné ka alayhi salaam ñi mu doon dundal di ko incarné boo gisee jullit rek jullit ñu njëkk ñi seen woote seen prédication du woon ay coow comportement la woon comportement bi moo doon woo nit yi absolument troisième dimension bi nag moo xam nga bon daawa bi ci Makka yar rek tarbiya ñu jóge fa ñëw ci Madina ñu teg ay loi yi sampu mais loi yooyu bu sampoo bon problème autorité ñëw na anzala al hadid li yaquma naasu bil qist al hadid foofu mooy loi bi ñu appliquer dans toute sa rigueur la loi ñun nag boo xoolee suñu problème dañoo am problème mu yar déjà parce que man li may wax sama njaboot ci biir kër gi ak ñun ñi dëkk ci gox bi li ñuy wax suñu njaboot bu demee école dañ koy sempi sànni fale ki kay jàngal nga xam ni moom ci boppam sax leçon de morale yi mu koy jox da koy jalgati munoo wax xale bi ni que tox baaxul 8 heures nga daal di taal sa mégo di tox c'est contradictoire bon problème am na diggante ñun suñu valeur yi ñu am ci kër gi ak ci njaboot gi mu dëppoo ak suñuy pas-pas ak liñ ñu jàngal bon foofu il faut ñu defaat harmonisation réconcilier école bi ak kër gi tant que loolu amul yar moo mënul am xam-xam du am parce que nit bi day nekk toujours ci jiixi jaaxa xam-xam dafa laaj ay li l'islam di wax yaqin dafa laaj ay certitude da ngay topp xam-xam ba am certitude xam ni lii moom bu àdduna doon màbbit du fi jóg mais ñun amatuñu certitude nga génn foofu la ñu lay wax akas néew teg règle sociale yi ñu wax léegi ñu teg ka règle sociale yooyu kenn du ko respecté loi yi ñu tëral ci réew mi mépp code de la route baa ngi nii marché yaa ngi ni mu war a doxe nangam ni mu war a doxe mais loi yooyu yëpp amul benn buñ ciy appliqué foofu itam beneen problème bi ma ci gis mooy loi yi defaruñu ko pour ñun dañu ko defar pour bitim réew loi bi peut-être pour benn bailleur la moo tax ñu ni dañu teg loi damay joxe benn misaal ci xaleel bu amul 18 ans waruñu ko jubbanti waroo teg sa doom ci yoon xam nga loolu loi boobu dëppoowul yow ak sa dëppoowul sax ak sa pas-pas parce que xale boobu man li fekk sama way juróom yi dund bu ma amoon téeméeri at xale laa rek ci biir kër gi laa nekk moom heure bu la convoqué ni la lii dafay dañ lii dafa war a am loolu moo war a am bon bokkuñu ak loi yi ñuy tëraluñu ko pour ñun d'abord bu ñu ko tëralul pour ñun mu des problème mu autorité bi nga xam moo waroon nekk autorité bi mooy li ngay woote nga koy def
li nga xam ne moom nga bëgg société bi jëm ci yow nga incarné que laa yughayyiru Allaahu maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim borom xam-xam ba mu ne changement bi nga bëgg gis ci li la wër da nga koy dund yow nit ñi di ko gis ci yow su fekkee changement boobu gis ñu ko ci yow loo mën a wax la buy dugg ci benn noppi jàll ci beneen noppi bon suñu crise bi tax violence bi di yokku mooy jàng bi dafa nekk jàng conflictuel théorie bi dafay fénqoo ak suñu pratique quotidienne absolument sëriñ bi nga gën a naw boo demee ci këram rek boo dellu see nga ne ndekete affaire bi da ngay wax nit ba mu d'accord ak yow mu dem ba gis professeur rek dellu si ne li nga doon wax waaye bu doon loolu professeur dina ko def parce que référence la nga wax ak moom ba mu ni la d'accord mu dem ba gis ñi yor réew mi di ko doxal mu ne non lii bu doon dëgg gars yi daañu def nangam ak nangam bon conflit entre li ñu nuy wax ñu koy wax sunu njaboot ak li nuy jëf loolu tant que jógu fi violence du am parce que xale boobu dafay mujj dootul am référence de sorte que kenn ku mu gis ku nekk mën nga ko wax luy tax moom mu dugg ci njaaxum wala moom ci boppam sax mën na topp bakkanam comme ni ñu doon wax léegi comme que bakkan bi gis na porox ndoll bu mu potoxlu da cay potoxlu mu ngi mel ni ñaari waajur yu nekk ci kër papa ak yaay doom ji di leen gis bu papa ji waxee doom ji defal li yaay ji ni ko déedéet bu ko def mais kooku ubbil na xale bi benn brèche boo xam ne xale bi day xam ne man mën naa di jongler ci diggante bi di def lu ma neex dara du ci mujj bon foofu il faut ñu dellu siwaat ci defaraat sunu njàng ak sunu yar mu dëppoo ak sunuy principe la Senghor doon wax ni ñu ngi jëm ci njënd ak njaay moo xam ni jëlante ak joxalante la nga fexe am loo yóbbu mais doo jëlee fu jàmbur rek yow nga téye ko fekk ni nga ko téye sax baaxul kële di ko téye wax ngeen fii yéen ñëpp exemple France mais foofu ñeme woo ñu ni fii 80 à l'heure la ñuy daw nga daw 81 rek yow flashé nañu la yow amende moo la ciy fekk nga bañ ñu tëj say compte bancaire bon autorité dafa war a am ñuy appliquer loi yi man toujours dama wax ni sensibilisation bi ñuy def fii état bi bu tegee code de la route mu ni naa sensibiliser bu tegee telle loi mu ni naa sensibiliser état du sensibiliser état dafay appliquer ay règles xam nga yàlla loolu la wax daytal yaa ngi nii wa man yataadda hududallah boo jéggee daytal yàlla yi mooy limite yi yoon tegu ci sa kaw mais bu fekkee bu ma xëttee limite yi xam naa ne man dara lu ma ci fekk ma xëtt limite yi bu gaa yi waxee ma ne jéggal leen ma boo lëgee ma xëttaat limite yi bon foofu li ñu lislaam jàngal mooy il faut suñu li ñuy wax mu dëppoo ak suñu pas-pas moo ko lal wax wa moomin ji lépp lu ñuy def mu tegu ci kaw ngëm gi nga gëm ba pare nag ñu taxaw pour loolu kenn du ko jalgati bu njëkk professeur moo ma ko gën a xam mais mbedd mi mépp ñun ñi biñ nekkee xaleel yow dooni génn naa kër gi rek gisuma sama papa wala sama yaay mag moo romb rek sa papa la sa yaay la bu la yow ñeme wax sax romb mag mu gis la ngay def lu dul noonu te fooy dox ba doo gis mag moo xam na la moo xamu la mu ngi lay gis bon foofu il faut ñu delloo si waat loolu nga xam ni kër gaa ngi nii di dox mais mbedd mi day contrôler nag li ñu doon jëf ci kër gi école bi di contrôler li ñu doon jëf ci kër gi ñi ñu dénk sunuy mbir yaay chef de quartier yaay chef de village yaay chef de gouvernement yaay président de la république appliquer loi bi appliquer nu loi bi xam nga loi boo ko appliquer tey boo ëllëgee kenn du ko def il faut ñu appliquer ma tënk foofu sama wax ci bi ñu waxee problème mu taalibe yi ñu ne taalibe yi waruñu nekk ci mbedd yi di yalwaan problème bu rëy la boo xam ne bi gàcce la ci Sénégal gàcce la sax ci jullit yi mais ñu ngi fàttali ko ba président bi ne léegi ku xale bu ñu gis ci mbedd mi dañ lay jàpp mais fan yooyu gisoo benn xale ci mbedd mi mais ba ñu nooyalee dellu gannaaw ni non xale yëpp daal di génnaat dafa lay won ni yoon surtout état bu dogoo ni damay doxal yoon te ñëpp xam ni lii mooy yoon ñëpp dañ ciy tënku tant que li ngay def yoon la jalgati woo tooñuloo nit ñi dañ ciy tënku bon daal ñett yi yar bi na dëppoo ak jëf yi loolu nag autorité di ko contrôler point
bu fekkee man xam naa ni su ma defee lii ñu dal ci sama kaw alamaan ma du ma ko def parce que sama même bu fekkee loolu neex na ma sama alamaan laay jéem a sax en tout cas penc mi moom lépp li fi am dafa waroon dëppoo ak li nga xam mooy principe yi doxal réew mi dëppoo ak suñu ay ngëm dëppoo ak suñuy pas-pas rawatina yàlla daf ñu dimbali ñu nekk ci réew moo xam ne mën nga wax ne 100% ñëpp a gëm yàlla parce que ay jullit fi nekk ak ay catholique ñoo fi nekk daanaka li ñuy wax animistes yi da nga naan tuuti de te même animistes yooyu valeurs yi ñu tënku des fois da nga leen di ñee yow mi nga xam ne yow yaa gëm yàlla parce que da ngay gis ni ngay jalgatee ak ñoom ni ñu respecté valeurs yi nga xam ne moom mooy valeurs yi doxal humanité bi bon foofu faaw ñu dellu si waat ci fondamentaux yi vraiment yar bu éducation de base bu taxaw ba nit ñi am ay certitude yooyu aussi ñu koy incarner ci suñu dund bis bu nekk mu bare mu néew ñu koy incarner après nag mu am ñu ñuy contrôler bu fekkoonte ne tey jii am na service buy contrôler commerce bi du loolu la neex nga def loolu amoon na bu fekkoon am na service d'hygiène buy contrôler buntu kër yi du ku nekk loolu la neex nga def bu fekkoon tey am na service buy contrôler doxu nit ñi ci mbedd mi nit bi du dox moom piéton di dox ci kaw tali bi te lu mu gis normal tamit ñu réprimer ko voilà di réprimer loolu moo fi nekkoon mais léegi ba mu fi jógee aussi da nga gis nit kenn ku nekk loolu la neex ngay def bu dund nag nekkee ci fawda boobu da ngay wax ne àdduna bu tukki dikk na àdduna bu tukki doy na waar professeur inna allaha la yazau bi sultaani maa la yazau bil quran yéen a ko wax yàlla dina tegg ci buur lu mu dul tegg ci alquran c'est-à-dire yàlla dina jubal ci buur lu mu dul jubal ci alquran waxin la Ousmane moo ko doon wax ñu def ko benn règle juridique léegi coranique mooy buur lim la mën a obligé nga def ko bu dee alxuraan bi rek moom wax rek la mën mënul jóg dóor la mais buur moom day jóg réprimer kon li ngeen fi wax yëpp yar la ak topp règle yi donc règle yi prévention la faj la mais réprimer la encore dama am beau frère bu dem France dafa def escale pour dem Arabie Saoudite bi mu defee escale de transit mu ñëw seet si ma fi ma nekkoon bi muy ñibbi mu dem Roissy ñu téye ko foofu ñu ne ko tu ne peux mënoo continuer sa voyage ndax lan ordinateur bi dafa génn na yow mos ko fi nekk année tel et tel mu ne oui da nga amoon contravention boo fayul woon on se demande yow nan nga def sax ba génn France effectivement par voie terrestre la génn woon jaare Espagne am na mu fa doon toppatoo ñëw Sénégal mais quelques années après mu jaar fa def fa escale ñëw seet si ma man mii di dellu Roissy Charles de Gaulle 1 bi mu demee ñu ne ko doo mën a dugg contravention bi mënu soo ko fay année sangam la woon te c'était vrai te il faut nga fay ko mais da nga koy fay bala nga yëg da nga koy fay bala nga yëg voilà il faut nguur loolu lay jëriñ il faut être fort autorité bi il faut ñu exercer ko pour nit ñi mën a taxaw ci li nga xamee ne mooy règle yi mais règle yi suñ ko bàyyi rek ñoom rek mënuñu wax duñu fa jóg mais professeur xam naa li ma dese bëriwul mais naka léegi wax ngeen feebar yi léegi mais naka la ñuy méngalee par exemple naka la ñuy méngalee loolu professeur wax léegi ne effectivement njàng mi ak éducation bi méngoowul ak li nga xamee ne mooy ñun suñuy baax ak suñuy ngëm-ngëm léegi comme que loolu am na c'est des faits moo fi am mais léegi nu ñuy def ba méngale ko léegi quelle est la solution. dafa laaj liggéey c'est-à-dire dafa laaj ñu tabaxaat suñu système. xam nga nag boo ko dee xool ñun suñu système bi tubaab bi moom moo ko rëdd bàyyi fi. lu ci ëpp nag moom la. li Oustaz doon wax léegi loi yi ni mu nekkee ci loi yi noonu la nekkee ci école bi. noonu la nekkee ci lu bëri ni nga xam ni moom la ñuy fonctionner. bi muy wax léegi loi yi maa ngi xalaat ni xam naa ni Oustaz na joxe exemple lu cérémonie yi am. boo amee ngénte wala takk. loi daf la tënk ci fukki junni. kan moo fiy dépassé fukki junni waaw fukki junni boo ko weesoo wàcc nga yoon dañ laa war a teg ci daan waaw dama bëgg a wax ne bëri na loo xam ni jël nañ ko loo xam ni moomuñu ko léegi si école bi loolu daf cee feeñ dañ cee jël loo xam ni moomuñu ko alors léegi li nga xam ni école nag waruñoo tëj ci suñu bopp c'est vrai dañoo war a ubbeeku waaye nag ubbeeku dafay am foo wéeru ba pare li nga xam ni moom mooy yow li nga doon loolu la ñu war a tëggaat loolu la ñu war a liggéeyaat alors nañu jàngalee xam-xam yoo xam ni fu ne lañ ko jële xam-xam moom benn point rek la ne Imam Ali moom mooy wax loolu lépp fa la jublu waaw nañu dem wuti xam-xam boobu waaye bu ñu weddi suñu bopp léegi nii dafa am benn télévision marocaine bu ma doon interviewé ci 19e anniversaire au pouvoir de Mohamed VI ma ne ko mais man li ma ci gis mooy koo xam ni dafa ubbeeku lool la waaye nag dafa téye li nga xam ni moom mooy gëm-gëm nga ne foofu noonu
waaw loolu nag dañu moo war a feeñ ci suñu ña Oustaz dafa wax léegi affaire u taalibe yi ñun dañ cee def benn étude laaj taalibe yi yow ñu ñi yalwaan nii bés bu ne ñoo xam dañ leen a repéré ñu laaj leen waaw yéen boo leen màggee loo leen bëgg a ne amul kenn ku ñuy wax ni sëriñ daara la bëgg a ne maa la wax loolu ñoom ñëpp dañu ni apprenti car rapide la ñu bëgg a ne ëllëg xam nga lan moo tax parce que ndax pièce ya apprenti car rapide ba yore te ñoom ñu teg ko bët alors léegi xam nga ñooñu ñu ngi koy wax nii di kii mais loolu violence bu doy waar la maanaam ñooñu amul fenn fu ñu mbedd la ñuy fanaan ci la ñuy am na ci gone yoo xam dañ leen di loué xam nga loolu waaw am na ci gone yi ñu loué alors ñu màgg ci condition yooyu mais loolu société ndaw yi nga xam ni ëllëg ñoom nga war a dénk réew mi ñu former leen ci condition yooyu après mënoo am leneen lu dul violence donc loo xam ni lu ñu war a liggéey la ba pare nag ñu bàyyi l'islam bi ñu ciy tooñ bari na ci ñoo xam ni xale yooyu ngay yor seen kii boo gisee ni ñu ni daara la fekk ñu ngi tooñ daara absolument bari ci ñoo xam ni fa ñu ne alxuraan sax jegewu fa dañuy yor seen pot rek di yalwaan am mag boo xam ni moom moo leen di wax na ngeen indi di leen utiliser waaw après nga xool nag suñu pas-pas aussi alors bari na ci ñoo xam ne dinañ jox seen doom sëriñ daara waaye duñ ko jàppale ci dara tamit waaw alors que bu dee beneen école pare nañu pour fay fa 100 000 150 000 moo tax benn mag bu nekk Médina Gounass nee na bu fekkee ne yow da nga nekk waajur boo xam ni xamoo dara waaye am nga dara nga jël sa doom boo xam ni xamul dara amul dara dénk ko sëriñ daara boo xam ni xam na dara waaye amul dara te yow jàppale woo ko ci dara bu sa doom xamul dara bu la dara donc il faut ñu xoolaat bu baax a baax jërëjëf ni ñuy organiser jërëjëf docteur xam naa looy tàggoo xanaa di rafetlu bu baax a baax émission bi da nga waxoon ñaari docteur yoo xam ni ñëwoon nañ fi waxtaan muy docteur Lam ak docteur Kane nekk samay xarit tey jii man ak Oustaz Diop ñu waxtaan ci ëllëg ñeneen dinañ ci wax parce que dafa nekk ay problèmes yoo xam ne xëy na du jeex mukk waaye nag li wolof di wax naan bu dee rusul tàggee du rus waaw bu ko defee ñu ciy waxtaan rek te ñaan yàlla comme ni ko Oustaz ñaan waxee woon sànq ñaan yàlla mu am njariñ ba nit ñi dégg ko yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def Oustaz loo ciy teg tuuti te j'ai 2 minutes moom resté ak looy tàggoo waaw man ci solution yi ci boor boobu ñun ñu ngi ci liggéey lay wax sama voyage bu mujj bi rek maa ngi woon côté Fouta côté Kolda nii am nañu ay groupe bu sëriñ ay imam ay sëriñ ak lu ñu tuddee ñun personne influente yoo xam ni jël nañ leen ñuy liggéey ci problématique bu violence bi am nañu ko fii am nañu ko Mali zone Yéri Mali Dioyla nangam mais li ñuy def ak ñoom pour ci saafara yi mooy ñoom kenn ku nekk nga utiliser sa influence bi nga am ci sa communauté pour nga réorienter communauté bi ci yi ñu doon tudd nii léegi fexe ba jëf yi dëppoo ak wax yi fexe ba yow ci sa bopp nga incarner li nga xam ni moom mooy jàmm ji nga xam ni moom la l'islam bi wax parce que bu fekkente ni comme li professeur wax tooñ nañ ci l'islam li ci gën a bare ñi taxawal l'islam ñoo tooñ seen bopp parce que xam nga problème mu taalibe boobu fii réewu jullit la bu ñu waxoon ni lii mënul nekk ci l'islam dootul nekk te ñun ñëpp xam nañu mënul nekk ci l'islam leneen li mooy violence extrémiste boobu nga xam moom laa wax ni ci la ñuy liggéey lan moo ko jur mooy ñi woote violence extrémiste ñoom ils ont la voix ñu ngiy wax ñu ngi leeral seeni principe ñi yore l'islam ñi nga xam ne ñooy dox jàmm ñu ngi noppi bon tey su fekkoon suñu kilifa diine yi ñu ngi leeral dëgg-dëgg l'islam di wax nit yi di ko dégg ñi nga xam ni ñoo gëm loolu ñuy wax nit yi di xam principe bi bon ki ñuy waxal dana mën a def gam-gam le diggante kële may wax bi forme doxalin naa kalaate sama bopp ak ki may wax ni kalaate sa bopp xaru la mais bu fekkee comme li Kishk doon wax bu dëgg noppee caaxaan dafay bajantu ci penc bi bon il faut kàddu dëgg di wax mooy li professeur wax amuloo yow autorité pour imposer waaye am nga kàddu pour wax dëgg boo waxee dëgg nag xol bu mu toq bu ko yàlla dimbalee insha allah yàlla dana ci def tawfeex xanaa di leen sant di kontaan ci jotaay bi vraiment kontaan nañu bu baax ci jotaay bi ak xalaat yi fi jóge man dana ma jëriñ ci yëngatu bi ma la wax ne moom la ñuy yëngu parce que ñu ngi yëngu ci violence bi lu bare ak ay forme de violence yi bon loolu yëpp incha allah fas nañu yéene dugalaale ko ci suñuy xarakaat fexe nañu ko jëfe ci biir communauté yi incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi xam naa ne
yàkkamti wala noonu waxtaan bi jeex comme man mii koy def yàkkamti ma mu jeex puisque c'était passionnant ndaxte ñaar ñiy fi indi dañu maîtriser seen sujet professeur Djibi Diakhaté professeur Chérif Diop vraiment maa ngi leen di gërëm ci seen tur yéen ñuy seetaan di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla defal leen tawfiq yàlla gën leen dëgëral ci li ñu nekk vraiment ñi ngi jëriñ seen société ñi ngi jëriñ seen environnement bi ñu nekk fii ci Sénégal kon yàlla leen yàlla gën a dooleel yàlla gën leen taxaw yàlla gën leen suturaal loolu maa ngi leen koy ñaanal au fond du cœur te xam naa ne ñi leen di seetaan ñoom it ñu ngi leen koy ñaanal ndaxte émission bi am na solo docteur merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal professeur Jëf merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal mbokk yi kon fii la ñu yemale suñu waxtaan tey incha allahu taala ba talaata bi di ñëw émission bi nag ku mu raw ci talaata bi toujours am na rediffusion dimanche bi ci topp de 13h à 14h kon ñu ngi yemale fii suñu waxtaan hada wa sallallahu wa sallama ala abdillahi wa rasulihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh